salaamaaleykum salaam alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Serigne Touba jaarama Cheikh Ibrahima Fall sama gaañ yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen masaw coono yi nga xam ne Macky Sall ak son gouvernement qui manque de vision mi ngi ñu koy teg askanu Sénégal bi ak ñi ci diaspora bi ak doomu adama yi nekk si adduna bi yëpp di ay sénégalais si waaw ndax li tax ma wax loolu ak waa diaspora parce que ambassade yi nga xam ne nommé na leen un peu partout te kenn def sa liggéey te ñëpp a ngi koy joytu saa su nekk fépp foo dem si dëkk yi Amérique latine Maroc partout ñëpp a ngi jooy incapacité des ambassadeurs ak des consuls c'est parce que loolu lépp nag seen njiit Macky Sall moo tële moo amul capacité moo amul vision moo tax kat mu feeñ si dagam yëpp moo tax mu feeñ si suqam yëpp moo tax mu feeñ si jaamam yëpp sama gaañi bi ma jógee si loolu damay saluer damay wax si kaaw Assane Diouf comme ni ma koy waxee Assane Diouf libérons ak Macky Sall libère Assane Diouf et nous demandons la libération de Assane Diouf sans exigence ni préalable. Nous demandons la libération de Assane Diouf sans condition ni préalable. Et je sais que le bas peuple est conscient que ni Assane Diouf dañ ko tëj te niñ ko tëjee kat naxasal démocratie la ndax façon tëj biñ ko tëj naxasal démocratie la ndax kat ki liberté d'expression dafay am fépp dans le monde. ku lu waay neex war ngaa mën a wax lu waay xalaat war nga ko mën a wax doo ko xalaatee bu la neexul nag nga tax nga ni da ngay tëj doomu adama muy Macky Sall da ngay tëj doomu adama muy Macky Sall tëj Assane Diouf si ay parce que ay xalaatam yoo xam si bas peuple bi la sukkandiku woon si bas peuple bi la doon waxal si bas peuple bi la doon defal ay remarques Macky Sall tëj ko ngir jaay ko doole ñu jàkk je dis que le bas peuple est conscient de ça te 2019 dinañ ko wante et que avant 2019 nous exigeons la libération de Assane Diouf waaw bi ma jógee si loolu sama gaañ yi dama def benn jàngat bi ma def mooy ni kat Macky Sall terroriser na peuple bi Macky Sall naxasal na peuple bi Macky Sall jaxase na këru diine yëpp Macky Sall yàq na réew mi Macky Sall indi na fi lépp bon boo gis rek Macky Sall dugal na ko si réew mi waaw muy homosexualité bi muy homosexualité bi muy doxoon dem Charlem bi muy jaxase kër diine yi muy Macky Sall dugal na fi lu nekk loo xam ne rek kenn xamul lan la si réew mi depuis que Senghor nekkoon fi depuis que Abdou Diouf nekk fi dëkk Abdoulaye Wade nekk fi loolu lépp mus fi amee Macky Sall lépp loo xam ne bon la rek Macky Sall dugal na ko si réew lépp loo xam ñaawteef rek Macky Sall dugal na ko si sama gars ñi bi ma jógee si loolu maa ngi leen xamal ni kat am na loo xam ni kat Macky Sall waxu si te 1 an des élections 2019 opposition bi waxu si te 1 an opposition bi nga xam ne ñi nga xam ne taxaw nañ ñoom ñëpp samp seen ndënd waxaguñ si te 1 an des élections te loolu kat lu ñu war a am jàngat la ndax kat xaalisu askan wi xaalisu contribuable impôt bi nga xam ne askan wi ñoo ngi koy fay seen ñaq lay génn muy pas yi retraité muy jigéen ñi nga xam ne ñi ngi liggéey muy góor ñi nga xam ñi ngi liggéey muy ñi nga xam sax chômeur yi sax jàpp naa ni sax ñi ngi fay impôt ndax kat chômeur bu si teg taabal foo ko mën a teg kat ñi ngi lay laaj ay taxes maires yi te loolu lépp si suñu xaalis la te ñun kat ñu dem ba nga xam ne élection à 1 an des élections mënuñoo wax si bulletin unique te bulletin unique yooyu dinañu permettre nga xam ne dinañu permettre ñu faciliter ñu yombal vote bi parce que bulletin unique boobu dinañu yombalal vote bi ba nga xam ni kat temps bi nga xam ni benn électeur dina ko def si bureau de vote bi dina wàññeeku boo nga xam ni kat dina njariñ réew mi ñaareel bi muy loolu bu ñu jógee si loolu xaalis bi nga xam ne dañ ko siy dugal xaalis bi nga xam ne dañ ko dugal ci bulletin multiple bulletin unique bi dina tax mu wàññeeku te loolu lépp bu jógee foofu dina mën a delluwaat si askan wi dina mën a xaalis boobu ñu si yaxanal dina mën a delluwaat si biir askan wi nga xam ni kat ñoom seen réew moo leen ñoom ñi nga xam ni seen réew moo leen saf ñoom ñi nga xam ni seen réew la ñuy xeexal muy baykat yi muy nappkat yi muy sàmmkat yi muy chômeur yi muy jigéen ñi sama mbokku jigéen ñi muy waa diaspora bi sama gaañ yi loolu dafa am solo ndax kat bulletin unique boobu may wax bu fekkoon ni bulletin unité bi ay milliards lañ ciy dugal te alors que bulletin unique bi bu ñëwee dina wàññeeku kaar ba wala genn wàllu kaar ba lañ ciy dugal te xaalis boobu nga xam moom lañ ci économiser dina ñëw jariñ chômeurs yi dina ñëw jariñ abri provisoire yi dina ñëw jariñ district yi ak poste de santé yi nga xam ni excusez-moi du terme bi mooy ni kat coton sax wala microcrop sax wala alcool ñàkk nañ ko ñu dugal ko fa dina mën a réaliser certains projets des jeunes yoo nga xam ni kat ñu ngi am ay ambition
ñi ngi am ay ambition pour taxawal dara au Sénégal te amuñu mooy sama gars ñi loolu buñ si jógee dina permettre aussi dina permettre à ce que sénégalais yi comprendre ce que c'est bulletin unique bi dina la ko permettre parce que campagne boobu dañ ko war a taxawal dès maintenant 2019 mais nag boo gisee am ñoo xam ne des dinosaures de Macky Sall des caïmans de Macky Sall bañ bulletin unique yooyu di ko teg si problème de problème d'analphabétisation di ko teg naan kat mënta nekk ndax kat Sénégal moitié sénégalais yi jànguñu moo si Sénégal jànguñu te loolu lépp pexe Macky Sall la loolu lépp pexe gouvernement Macky Sall la loolu lépp pexe ñi nga xam ni kat bëgguñu bulletin unique am ndax kat dañ ciy lekk bulletin multiple moo leen gënal ndax kat dañ ciy lekk dañ ciy def ay deal dañ ciy def lépp loo xam ne rek lu nébuleuse la lépp loo xam ne lu leer rek lépp loo xam ne rek pour naxasal askan wi rek pour sonal askan wi la rek moo tax ñuy bañ bulletin multiple yooyu di sukkandiku si naan le peuple sénégalais jànguñu le peuple sénégalais amuñu niveau te alors que bulletin unique boobu boo ko defee daanaka doo am 30 minutes à 15 à 30 minutes si bureau de vote bi te dina faciliter vote te dootuñu dem 2 jours de élection wala ay bureau de vote ay minuit wala ay 23 heures loolu dinañ fa te sécurité bi dina gën a mat à ce moment dina gën a leer tamit dina am une transparence boo nga xam ni Macky Sall mi nga xam ne en 2019 bi ma gën ko fi jëlee dinañu gën a permettre transparence boobu ak démocratie boobu dinañu gën a mën a permettre nga xam ne Macky Sall en 2019 dinañ ko fi jëlee incha allahu rabbi doo sama gaañ yi de loolu laa doon wax si bulletin unique yi nañ si am jàngat nag sama gaañ yi tey séddoo vidéo yi ndax vidéo yi di ko séddoo dafa am solo ndax kat suñu yaay yi ak suñu papa yi ak suñu maam yi ak suñu rakk yi xëy na amuñu surtout waa Sénégal xëy na amuñu sax lu ñuy jënd connexion bu bari waaye nag moo tax kat vidéo yooyu ñu koy gàttal ba pare ngeen si wax seen xalaat parce que di si def ay commentaire daf si am solo ndax commentaire yooyu moo ñuy gën a orienté moo ñuy permettre ñu xam ni kat peuple bi gëm nañ ni kat changement war naa am en 2019 gëm nañ ni kat Macky Sall war nañ ko fi jëlee en 2019 waaw damay wax si ni kat sama gars ñi aussi di politiciens yi nga xam ne léegi politique dañ ko def métier ku jóg taxaw def politique ngir rek nax askan wi ngir kat réeral askan wi ngir kat gëmmuloo askan wi ngir say intérêt moo tax ma ni kat dama jàppoon kat def benn proposition à ce que tous les élus yi nga xam ni ñu wàññi seen i salaire ñu pare pour wàññi seen i salaire wàññi seen i avantage ak seen i yenn yi nga xam ne am nañ ko loolu laa doon proposé à ce que ñu am si jàngat ndax kat li ñuy fay député yi ak seen i avantage li ñu leen di fay ak ministres yi ak seen i avantage ak dessous de table yi nga xam ni contrat bu ñu signé am ay dessous de table muy guerre bi muy maanaam wàllu guerre la dañ koy wax dessous de table wala frais du marché yooyu yëpp ay wàllu xeetu guerre la yoo xam ni kat sénégalais yi kat war nañ si jóge war nañ gëm ni dafa war a jeex war nañ gëm ni kat dootul am ndax jàpp leen ni ki ko amul bëgg ko ki ko amul bëgg avancer du mën a avancer ki ko amul bëgg am ko def benn concours du ko mën a am ndax kat papaam am ko yaayam am ko wala papaam baykat wala papaam sàmmkat wala papaam ab nit la bu nekk si diaspora bi di xoslu di def lu ñu mën a dunde jaajëf waay jaajëf vive le Sénégal vive la révolution vive la révolution TV jërëjëf Serigne Touba jaaraama Cheikh Ibrahima